rajo Futur Média di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci yéen ñëpp ni ñu ko baaxoo altine ba ajjuma saa su ne ak yéen ci kàttanu sunu borom subhaanahu wa taala ñu àndaat ak yéen ci jotaay gi nu jagleel wërëm pexe gi ngir jàngoro ji di coronavirus teew Sénégal boobu ak léegi weeru mars ak léegi ñeent daanaka ci weer ak ay jafe-jafeem ci fànn wu ca ne nees mën a def ba tàqoo ak moom moo taqaliko ak moom ngeen baal ma moo waral saa su ne waxtaan yeeg rajo Futur Média tey nag ñu ngi ànd ak docteur Ousmane Gueye docteur Ousmane Gueye moo jiite service pour l'éducation et l'information pour la santé service de l'éducation ñu ngi lay ziar bu baax docteur. ñu ngi leen di ziar El Hadj Assane di auditeurs yi yëpp ak auditrices yëpp. jërëjëf Guèye ñu ngi à travers toi ziar waa personnel médical bi yëpp ndax xam nañ seen ak njàmbaar donte yëf yi moom débordé na de liñ doon ragal ca njëlbeen ba ñu commencé di wàññi benn ñaar ñett ñu naan su débordé du baax sunu hôpital yi attanuñ ko mais tey la wàllu gën a ay yëf yi foofu débordé nit ñi nag mel ni ñu ko yëgul seen yaram. waaw jërëjëf El Hadj Assane da nga may permettre d'abord rek ma jàll sénégalais yi yëpp ci mag ñi tedd yi ci jóge. Aussi permettre ma rendre hommage suñu collègue suñu directeur de cabinet ex directeur de cabinet docteur Aliou Zouali Diouf ci liggéey bu rafet bu mu doon def ak yow. waaw ci ndigalu ministre de la santé et de l'action sociale monsieur Abdoulaye Diouf Sarr. di rafetlu seen ànd. ñëpp gis nañ ko gis nañ ni vraiment def nañ seen kéem lay kattan. ba tey yàlla yóbbu ko OMS ñu koy ñaanal foofu yàlla na ko yàlla jàppale. amiin. liggéey bi ñu ko séntu foofu yàlla na ko matali ci jàmm def ko ci jàmm. pour njëriñ réew mi jëriñ àdduna yëpp. ma dellu si laaj bi di wax ni c'est vrai mbir mi tey bari na li ñuy wax ci cas positif bari na ñu ngi koy nemmeeku li ñuy wax ci transmission communautaire bari na te boo xoolee njàng mi boo ko jàngatee bu baax ci biiru Ndakaaru la département Dakar surtout. moo gën a am jafe-jafe topp ci région Diourbel Thiès mais aussi gis ni am na yeneen région yoo xam ne tey jii vierge nañ buñ naan vierge lan maanaam set nañu tey et ñooñu tam ñu ngi leen di jaajëfal di continuer di leen ñaan ñu gën a continuer ci liñ nekk woon bu ñu bàyyi loxo mu mel ni région Tamba mel ni région Kédougou Kolda Sédhiou yooyu yëpp mën nañ koo lim macha allah alhamdulilah vraiment ñu ngi def liggéey bu rafet. mais buñ dellusee ci mbirum Dakar moom dafay loo xam ne xaw naa doy waar mais defe naa ak stratégie bees yi ñuy jël xëy na dinañ ci dellusiwaat. stratégie bees yi ñuy jël maanaam lu jëm ci sensibilisation mais li jëm ci approche communautaire bi ñu gën a dooleel. defe naa war nañ ci mën a am ndam ci kaw nag population bi nangu mbir mi. loolu moo waral ñu dugal tey li ñu naan socio anthropologue mais dama naan ne Sénégalais yi ñëpp socio anthropologue lañ. parce que ñeent ci société la ñuy judd ci kër la ñuy judd ci famille. xamoon mbirum quartier xamoon mbirum ville vraiment defe naa liggéey boobu du am jafe-jafe ba tax na tey jii la gën a am solo Alay Assane. mooy Sénégalais yi xam ni mbas maa ngi ci. mbas mi jógewu te boo ko jëlee. waxuma sax spécifiquement Sénégal dans le monde entier démb ak barki démb baat nañ ñaari record yoo xam ni kenn du ko rafetlu mooy plus de 10 millions de sujets atteints mooy plus de 500,000 morts. ci àddina bi yëpp. xam nga loolu bu ñu ko waxee moo tax souvent du ma juboo ak ñi naan li tel sibiru lu muy rey wala palu lu muy rey ak yooyu. ci reyu ko. waaye gis nañu 500,000 décès. en 4 mois. 5 mois rythme yi du benn quand même. waaw benn feebar taxaw. donc ñu war a xam ni feebar bi. lu réel la lu am doole lu mën faagaagal. mais est-ce que jotul nag ñu reconnaître ne quand même yoon wi ñu jël boobaak léegi te na am ici ñu wut weneen yoon nag pour ne pas dire ñu nangu ne quand même. wax dëgg yàlla amuñu ci ndam nag ñu xool nag yeneen pexe. waaw xam nga man dama koy faral wax suma intervention dama naan. feebar bi day feebar bu bees boo xam ne tey monde entier. kenn mënu laa wax ni solution toute faite mu ngi ñëpp dañu ko tëral ci ay njàng yi ñu defoon. pourtant am nañu réussir delloo ko ginnaaw bu baax te ñoom duñu ay extraterrestre ay nit lañu comme ñun. voilà maa ngi ñëw ci loolu. xam nga pour wax ni man dama naan ñaari mbir constant ñaari mbir
ñëpp d'accord nañ ci. muy Asie muy Amérique muy Sénégal muy fu nekk mooy mode de transmission maanaam feebar bi nan lay wàllee nit ñi nu ñuy wàllante loolu defe naa ñëpp d'accord nañ. deuxième chose bi nit ñi d'accord mooy d'accord nañ ne amagul vaccin amagul garab spécifique mais d'accord nañ ne geste barrière da koy delloo gannaaw. geste barrière mooy li ñuy faral di wax rek. nañ takk masque yi. nañu raxasu nañ am distanciation physique. loolu mooy tam ma ne la ñaari mbir constant na mode de transmission geste barrière. ñooñu ñu ko def yëpp respecté ko. gis nañu seen réew jàngoro bi soit amatu fa. ou bien dellu na gannaaw bu baax. mais ñun kon identifié nañu xam nañ li tax mënunoo dellu ginnaaw mënuñoo jëm ca kanam muy ñàkk wàccoo gi est-ce que léegi xeex bi mënuñ ko gën a accentuer foofu xam nga nit sax mënoo ku ñaan ci mbedd mi nga daal di koy jàpp par force raxasloo ko waaye mën nga ko takkaloo masque par force mën nga di contrôler de façon rigoureuse et systématique kaar yi dem ak dikk beeg yëpp ak plage yi am na sax mag mu koy jàmbat sànq ci jokkoo mag Youssouf plage yi muy mel loolu aussi mën nañ ko tere moi je pense que l'autorité quand même loolu am na sañ-sañu def ko. autorité mu ngi koy commencé na ko def mu ngi koy def parce que nit ñi nemmeeku nañ tey jii léegi. mais même à ce niveau les gens parlent de relâchement. ça ñun li nit ñi wax rek la ñuy nettali. même au niveau de l'autorité nit ñaa ngi doon wax ni relâchement am na. non xam nga. mbir mi xam nga geste barrière épouser ko Sénégal dafa demoon ci démarche bu ñu naan volontaire c'est-à-dire population bi dañ la naan lii ak lii ñu bàyyi ko ak coobere boppam. mais bu ñu demee ba xool ni population malgré loolu am na ñoo xam ni toppuñu ko te El Hadj Assane il faudra que aussi ñu def attention ci mbir moom. parce que boo xoolee li ci ëpp franche d'âge boo xam ni. ñu bañ a suivre affaire bi wala bañ am relâchement tuuti. c'est la population jeune. parce que boo xoolee adulte bi sérieusement mag ñi ñu am 40 ans jëm kaw koo ci dajal ku ne mu ngi masque ñu ci ëpp ñu ngi seen kër génnatuñu parce que retraité la. ñu maintenant ñu suivre mbir mi mooy jeunes yi jeunes yooyu nag il faudrait que sensibilisation bi. communication bi accentué wu ci population jeune boobu parce que population jeune boobu la ñuy xalaat ni tey ñoo war a mën a protéger. population âgée. de telle sorte que li nga wax autorités yi dugal nañ seen loxo mais autorités policières yi aussi war nañoo gën a ñaax war nañoo gën a dugal seen loxo parce que ñu ngi ci def wax dëgg yàlla ñëpp gis nañ ko léegi actuellement am na ñoo xam ne tey jii bu ñu tàkkul masque dañ leen di jàpp di leen amande ak yooyu macha allah dissuasion la. dina tax ñenn yi ci ëpp ñu continuer takk masque mais aussi il faudrait que mu nekk lu obligatoire mu réel. xam nga ñu ngi naan port de masque obligatoire il faut que mu nekk réalité sur le terrain. il faudrait que aussi ñun ñu yor mbir mi ñu ñeme àgg chez les jeunes waxtaan ak ñoom expliquer leen te région Dakar département Dakar spécifiquement commencé nañ ko mooy comité locaux yi ñu doon wax. li ci ëpp jeunes yi ñoo ci nekk. jeunes yooyu dañ leen di responsabiliser. jox leen ay jumtukaay jox leen ay message ànd ak ñoom vraiment communiquer ak seen quartier. on va le faire à l'échelle quartier. parce que boo ko defee échelle ville day yaatu boo ëppul doolaal yëpp mais da ngay dem li anglais wax step by step. c'est-à-dire da ngay dem par marche. donc par escalier et par quartier. ci gox bu ne accentuer ak waxtaan ak xale yi nekk ci gox yooyu. xale yooyu tey ñooñu mën a jàppale. sànq ci xeex bi maa ngi naan il faut ñu taxaw xoolaat suñu bopp tuuti par exemple baat bi nga xamante ni ku tedd kii ca Tiwaawoon daal dina ko jëfandikoo muy démission. li tax ma indi ko table ji xam nga du tontuwante ak moom mais kilifa bu waxee da ngay xool li nga ci mën a tirer comme njariñ c'est-à-dire que loolu daf ñuy inviter à ce que ñu daal di def évaluation xayma jéem a jël yoon woo xamante ni boo ko jëlee musibay neen la c'est-à-dire que da ngay taxaw nga di réew mi ak avenir am ak économie bi la santé publique et cetera dafa am lu mënut a continuer waaw. nit ñi dañ la cay fekk wala yow l'autorité nga joxoñ fa nit ñi war a jaar. c'est ça moo tax gis nga Alaaji Assane au niveau du ministère de la santé et de l'action sociale chaque semaine ci xayma lañ nekk. chaque 2 du mois ci xayma lañ nekk. et chaque fois dañuy xool stratégie bi ñu taxawal ni bu fekkee jural nañu lu positif. ñu renforcer ko. bu fekkee jural nañu loo xam ni
moom lañ doon seet pour am ko foofu ñu xool nan lañ koy réadapté boo xoolee tey ji prise en charge am na beneen doxalin bu ñu jël boo xoolee sensibilisation bi aussi am na beneen doxalin bu ñu jël moo tax ñu ne ñun auto évaluation ñu ngi ci ñu ngi accepté aussi critiques yi xam nga critiques yi li ci ëpp mooy li ngay wax c'est des critiques positives même bu dee critique bi xaw nañoo laal tuuti ñu ci mais dañ koy positiver jël ko loo xam ne njariñ lee doon pour réew loola tax vraiment lépp lu ñëw ci esprit lépp lu ñëw ci raisonnement bu baax ne vraiment bu ngeen defee léegi dina jur lu baax dina tax mag ñu dellu gannaaw vraiment ñun dañ koy saluer des deux mains te defe naa suñu jëwriñ muy Abdoulaye Diouf Sarr loolu lañ ñuy tàggat chaque jour très bien déglu leen population bi déglu leen médias yi déglu leen nit ñi xool leen seen comportement ngeen réajuster seen démarche et vraiment on est tout à fait d'accord que tey jii démarche yi war nañ ko renforcer war nañ ko réadapter c'est la raison pour laquelle tey jii ñu ngi ci quartier yi ñu ngi ci kër yi di waxtaan ak nit ñi di leen yóbbul jumtukaay mais di leen yóbbul message xam nga message bi tey mooy lan mooy nañ protéger nos personnes vulnérables loolu bu ñu ko réussir rek xale bi moom mooy protéger donc dina protéger le boppam je pense que c'est fondamental aujourd'hui ñu mën a xam concept boobu on peut maintenir nos activités et respecter les gestes barrières ça nous permettra également d'être protéger nos personnes âgées. Il faut que ñu xam rëyaayu mbir mi ndax yemul ci mbas mi kese déjà ñu ngi jëm ci nawet bi wàllu sibbiru ñu ngi doon wax koom sànq ñu ngi wax yeneen maladie chronique yi nga xam ni mënatunoo dem hôpital ndax ak ragal ak yeneen kon dafa laaj rek sensibilisation gu yaatu waaye ñenn ñi nga xam nag bëggunoo dégg nag cekkete yi nga xam ñoom yëgun lu xew mais ñooñu nag doo fi nekk di ko ni maslaa ak ñoom de. déedéet xam nga loolu la à un certain moment loo gis lu ne waxtaan ci la. mais bu ñu demee ba sës ñaanuñu yàlla sës nag. bu ñu demee bay waaj a àgg foofu. vraiment intérêt réew mi. moom dañuy placer au devant de l'intérêt individuel. incha allah waaw intérêt réew mi moom moo ci avant muy intérêt Ousmane Gueye wala muy intérêt Alaye Assane. donc état jël na matuwaay dinañ continuer di ko jël. mais dinañ gën a accentuer contrôle bi au niveau des Sénégalais. très bien docteur Ousmane Gueye ñu ngi lay gërëm. jërëjëf El Hadj Assane. jërëjëf Guèye ba suba ak jàmm incha allah ñu wéy ci waxtaan wi ak RFM daan coronavirus professeur Daouda Ndiaye professeur maa ngi lay ziar bu baax. El Hadj Assane maa ngi lay ziar maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu mbokku Sénégal yëpp di nuyu également docteur Ousmane Gueye kooku suma mag la suma xarit la. dëgg la di yeesal sama njàll également ci Sénégal ci génnu àdduna Serigne Pape Malick Sy. di ko jaale xalifa général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour famille El Hadj Seydi El Hadj Malick Sy ak ci Sénégal yëpp parce que ñun ñëpp ñoo ñàkk. dëgg la jërëjëf Ndiaye ni ñu ko waxee yëf yi moom mu ngi gën a yéeg rek wax ji kay mooy léegi ban tëralin bu bees quelle nouvelle stratégie. waaw en fait j'ai déglu naa bu baax El Hadj li docteur Ousmane Gueye wax parce que en fait en réalité xam nga problème feebar bii. c'est vrai que toujours dañ ciy ñëwaat di ci waxtaan dafa am loo xam ne il faut que ñu ciy bàyyi xel feebar la boo xam ne dafa gaaw du la may temps nga réfléchir donc te am na deux éléments yu nga xam ne très souvent en tout cas ñun ci ñu jàngate yeneen jàngoro yi nga xam ne parce que lépp luy maladie bu tendance à une maladie épidémique xeexu micro jàngoro yooyu du sorente dëgg boo xoolee en réalité on a beaucoup dañ insisté nañu bëri ci lutte communautaire bi dinaa ci ñëw tuuti du soo ma ko bañee mais dafa am deux éléments yoo xam ne buñ ci basé xool ci li ngay xool yaa ce qu'on appelle est-ce que intervention bi am na njëriñ est-ce que c'est pertinent boo xoolee pertinence ba xam nga ne est-ce que efficace na est-ce que y a l'efficacité mais là lépp dafa am problème de timing mooy kañ nga koy dugal ak kañ la foofu la naan jàngoro ji li tax ñu ko war ko di ko surveiller comme ni mu ko waxee léegi rapidement parce que du la may temps dafa gaaw donc timing bi bu fekkee am nañu retard une semaine wala 2 semaines ci stratégie j'ai pas dit que am nañu retard fenn mais yooyu yëpp da ciy joué donc intervention yi évaluation yi comme ni nga ko waxee retard kay am na nag professeur retard am na même ñiy faj sax nee nañ c'est devenu incontrôlable ça veut dire que retard am na. waaw de toute façon mais li ci am solo El Hadj Assane jàngat la c'est-à-dire que li nga wax nii c'est-à-dire que jàngat la c'est-à-dire nañ sant yàlla suñu borom valeur yi ñu am ak rafetal geeg yëpp daanaka baax na waaye gis nga bu ñu moytuwul daanu maslaa ba nu suul ñun yëpp.
dëgg la waaw moo tax man li mu wax dafa parce que ci laay insister. Parce que toujours da ngay xool fi nit ki teg nit teg tànkam nga xool. parce que wax na ko foofu et foofu peut-être man fi ma leen ci ñaax rek mooy par exemple boo xoolee sensibilisation bi commencé nañ ko Dakar parce que soo ko jëlee au mot c'est très bien mais pour man dañ bu ñu xool ne Dakar rek la dañu anticiper ci yenn régions yi. j'imagine que mi ngi am. c'est-à-dire que parce que buñ la déplacé ñaan ñu ko yàlla parce que feebar. parce que li xamuñu woon ne fii lay egsi. donc bu ñu xaar ne beneen région du remplacer Dakar lépp dañ koy scénariser xool ko donc li ñu préparé ci Dakar nañ ko anticiper feneen ci mën a nekkee et surtout également fi may wax man fi may insister à la Diassène et pour man loolu laa gëm man dama ko gëm te gëwuma lu ma ko wan a weddil gis nga cette lutte là elle est communautaire dëgg la ñu ngi koy def. mais lépp luñ ci mën a def ba yokk ko ci kër docteur jëmtukaay jàppale leen. mais surtout au niveau communautaire parce que xeex bi képp ku ne mën na ko gagner te l'approche communautaire amul mooy les leaders communautaires ñu wàcc sur le terrain jox bàjjanu gox yi et boo xoolee képp ku may dégg damay dégg parce que ñun li ñu liggéey ci sibiru à la Diassène Sénégal bokk na ci Afrique yoo xam dëkk yoo xam ne tey ñoom la ñuy ndamoo par rapport aux résultats yi te ñëpp xam nañ ne xeex boobu xeex bu doy waar la pour nga gagner ko donc te li ko gagneloo mooy ñi nga xam ne ñoom laa wax mooy nekk sur au niveau communautaire mooy ñooñu ñu jox leen mais ñoom ñu ngi ci c'est-à-dire fii kay li fi ñuul mooy pendant que ñuy gas dafa am ñuy suul mais bàjjanu gox yeeg relais communautaire yi ASC yi gis nga feem bu bees bi ñu génnee am na ci ñoo xam ne macha allah ñu ngi ci jàmbaare lool mais xam nga lii daf di liggéey boo xam ne comme dafay wàlle loo mën a def ci effort ki nga janool bu bëggul def effort du gaaw a sotti. fa laa jëm mooy c'est-à-dire que gis nga approche kooku noonu mooy leader communautaire parce que man dama am ñu ma ci waxtaanal ci ñoom. c'est-à-dire que ñuy bañ di décourager. parce que du yomb parce que liggéey bi ñuy liggéey am na solo te ñoom pièce maîtresse lañu te ay jàmbaar lañu. donc je sais que tant que ñu ngi leen di encourager dina am leen maintenant effectivement pour les autres interventions au-delà intervention yi pour man encore une fois wax na ko léegi sensibilisation bi. kooku dafa war a pertinent dafa war a astafurlah dafa war a constant. parce que du yomb nag parce que nga yaakaar ne nit ki bàyyi na yenn yi relâchement à tous les niveaux. li ci gën mooy ku ci nekk xam li nga war a def encore une fois pour man intervention boo ci mën a gis ñu am ci. évaluation la jàppit ak xool noo ko mën a contourner parce que suñu li ma ci ragal mooy wax na ko léegi par rapport au protection des sujets âgés yi am na loo ci wax yow mooy li ci am solo ba am solo mooy non seulement sensibilisation protection mais mooy parce que ñoom dafa am lu ñuy àndaale comme ay jàngoro malheureusement foofu laa ragal ne ñoom bu ñu moytuwulee dinañ ci am posé problème moo tax ngay gis leen ni parce que dafa damay ragal duñ demee ba mag ñooñu c'est-à-dire que ñu renforcer seen sur le plan sanitaire ñoom seen i gëstu seen ni ñu ko mën a seen consultation seen i consultation ñuy xool est-ce que seen i li leen ay fekkee diabète bi la équilibré na bu fekkee asthme bi la pour leneen ni équilibré wu na te loolu il faut que ñu xool je sais pas quel scénario la ñu mën a def mais pour man ñu protéger ñooñu d'abord pour mortalité bi mën a wàññeeku parce que ñooñu foofu la mooy la couche la plus vulnérable lu ñu leen mën a def ba wutaleen un créneau boo nga xam ne ñoom ce soit à domicile ou feneen je sais que am na man damay anticiper toujours yàlla xam am na parce que gisuma damay jàpp ne am na mais ñu gën leen a taxawoo ci loolu te bu ñu ko defee je pense que mën na am impacter sur la mortalité ñu gën leen a protéger au-delà de la sensibilisation mais sur le plan médical ñu assister leen ni ñu leen koy defee mais loolu du nekk au niveau ministériel mais nekk même ci biir kër yi képp koo xam ne par exemple sa waajur am na bii jàngoro yow nga fexe ba mu jàngoro boobu ñu koy contrôler soit da ngay bu munta dem parce que situation mayu la ko posé wul nga fexe ni ñu koy xoolee ci kër ga parce que pour man aujourd'hui c'est la responsabilité de tout le monde. xam nga situation bi li koy rétablir mooy rééquilibrer les choses tant que corona gaa ngi ñëw jël par exemple ci kattanuk 100% mu jël ca 90 ya loolu ngay wax yëpp dana rafet lool mais pour def ko il faut rééquilibrer mooy delloo ginnaaw corona gi c'est pourquoi il faut que ñu jël énergie yëpp jëmee ko foofu daaneel ko lu ko mooy déséquilibre ci la ñuy dëkk. je suis parfaitement d'accord avec Assane je suis parfaitement d'accord que ci la ñuy dëkk moo tax encore une fois lépp luy pour man c'est-à-dire que lépp luy stratégie boo xam ne. ku ci nekk li tax maanaam responsabilité individuelle bi. ku ci nekk muy man commencé man am naa ci responsabilité. keneen am na ci responsabilité administration am na ci responsabilité il faut ku ci nekk nangu def autocritique. bañ a jàpp ne critique la muy man dañoo wax ma da nga may critiquer parce que def naa lu warul def keneen jàpp nañ koy critiquer à tous les niveaux à chaque ku ci nekk jàpp ne li ñu lay wax. intérêt réew mi la bu ko jàppee critique bu ko jàpp ne dañ lay attaquer jàppal ne dañ lay tooñ jàppal ne li ñuy wax nii bu ko ñëpp defee moi j'ai dit une chose démb dama waxtaan ak kenn ma ne ko néew ma duma corona de
mais gëm naa ne corona bu defee ci wàllu du jàll feneen parce que li ma damay def ay mesures yi nga xam ne. damay jàpp ne c'est même à la limite même c'est draconienne mais pour man. c'est extrêmement important parce que bugguma. ëllëg kenn ñu ne mën naa ko wàll. parce que mën na nekk ñooñu xamuñu mais man mi xam. xam ni ñu mën a wàllee mën naa def lu nga xam ne. moytu ba yàlla ñëw rek. ba yàlla ñëw. donc encore une fois nañu jàpp maintenant et j'ai bien apprécié li nga wax lépp lu ñuy wax ñu bañ ko jàppee comme critique mais ñu xam ne construction la ñuy def te ñu ni ne la il faut ñuy waxante lu nga xam ne parfois du neex. parfois du la arrangé mais loolu mooy arrangé loolu les choses. mais xam nga contenu li ñuy wax moo ëpp solo neex gaak naqar gi. souvent Sénégal contenant yi la ñuy xool dañuy rafetal rek mais li am solo kay mooy soloy wax ja mais pas nan ko wodde wala. je suis parfaitement d'accord. solo jaa ëpp di de. waaw mais xam nga bu dee day jariñee wax dëgg yàlla ne fi nag bëgg ko la raayal say ndigg ak yooyu amul solo. je suis parfaitement d'accord encore une fois. mais société mooy laaj loolu. société mooy laaj loolu. mais dëgg moom bu jotee à chaque fois on pose en fait dañ ko wax ci kaw table bi. ku ci nekk xam ne lii la. mais ce qui est clair et une chose mooy lan man pour man et c'est pourquoi pour man li ñuy njëkk a jàpp pour man ku ci nekk mooy la situation est difficile. que ça n'évolue pas. man daal gis nga image mu mën a indi mën naa ci juum mooy dañoo waxoon ni dañoo nekk en guerre. waaw bu fekkoon ni guerre ay bali fital la duñ fi nekk di neexal benn jeune bu wér naan ko da ngay dem ak doo dem buñ ko soxlaa dañ koy jël solo ko te ni yóbbu ca front ba mu xeexali réewam. donc autrement dit ci wàllu xeex ak jàngoro ji ñëpp dañ leen war a jógandoor maanaam ñi jóg ak volonté ak ñi nga xam ne nag gaa bu kenn damm mbaggu kenn mais daañu leen yëkkati nag ñu jóg par force. je suis d'accord El Hadj Assane je suis d'accord. parce que bu fekkente ni loolu la laaj. pourquoi pas. am na parce que suñ ko defulee ñun ñëpp ñooy perte. te aujourd'hui je pense que ñu bëri perte nañu. dëgg la ku nekk am nga ku la jege ku dem waxuma la. parce que ñu ngi ci 105 morts 27 malades en réanimation. ñu fàttali te attanuñ ko. man j'ai toujours dit que te il faut que Sénégalais ñu xam ne ñun attanuñ ko. parce que dem naa ci benn bërëb El Hadj Assane. li ma lay wax nii dama ko ñun dañ koy bind. ñëw wax ak kii ma ne ko mais gis naa ne da nga waaj mi ne ma non grand man xam naa ne comme vraiment ñun xam nañu ne du ñu laal daal. ma ne ko mais est-ce que xam nga ne am na koo bàyyi kër ga koo xam ne mën na ko laal. c'est-à-dire que prise de conscience il faut que ñi di ko xam c'est-à-dire que mën naa xaw ma lu ñu wax nag bu fekkee dañuy wax pour ragalal et cetera mais lépp lu ñu mën a def boo xam ne. parce que la communication jouera un rôle extrêmement important dans cette chose là. ak la sensibilisation. mais sensibilisation ci communication moo tax ma ne. nañuy waxante li nga xam ne moo war a am dëgg la parfois day metti parfois dina tàng. parfois dina compliqué mais nañuy waxante li nga xam ne mooy li war a am. li nekk rek. waaw li nekk cas communautaire yi déjà moom moo waral coow li yëpp nit ñi dañoo war a ko méngale ak balle perdue c'est-à-dire que mun na dal fu ne. balle perdue la loolu rek vraiment doo xaar sax professeur Seydi wala ministère de la santé wala alkaati bu ñëw sol tenue bu lay wax dawal yow yaa war boo déggee tell ji rek yaa war a làqu ji. te loolu peut-être que au départ ñoom dañoo jàppoon ne comme cas communautaire mooy cas bu grave. alors que cas communautaire en réalité du loolu mooy cas boo xam ne comme li nga wax balle perdue kenn xamul fu mu jógee. mais kenn xamul fu mu jógee nag. mais yow donc jàppal ne ki ngay jàkkaarloo mën naa mu ngi ak virus bi. voilà di ko yore foog ngay njort rek. njort ko. te ku tedd ki wax na ko bari ci dem. je pense que tant que jàpp ñu ne yow lii amul solution. amul garab de. amul garab. amul leneen. li fi nekk mais boo defee mesure barrière yi mën na la mën nga ci mucc. dëgg la te ñu waxante dëgg suñu biir. je pense que buñ ko defee rek lu bëri dina mën a sotti te nañu ñemee waxante yëf yi te foofu lañ toll aujourd'hui à la te nit ñi am fu lay di bañ ku sol masque jege leen wala wax ak ñoom wala nga ku la ñooxu loolu lépp yow bu ci bañ ko leen da ngaa ñàkk kersa. man moom ku ma xam ne li may wax mooy saa yu ma ne néew ma néew ma du ma ko am de mais góob ma dina génn parce que boo ma jegee solo ma. waaw loolu fulla la. sama biir kër boo fu ñëwee mën a takkal sama. waaw mu ngoog bu fekkee ne dëkkuloo ci kër ga. boo ñëwee mën na la solo sama bala maa fay. waaye ñi dem ak dikk sax mën nañu toog seeni kër ba beneen wax dëgg yàlla. waaw mais bon c'est vrai que xam nga gars yi parfois bu ñu toogee lu yàgg. téléphone yaa ngi fi ak WhatsApp yeeg yooyu. professeur maa ngi lay gërëm. maa ngi lay fayal ak jërëjëf maa ngi lay sant. jërëjëf ba suba ak jàmm incha allah. am ñu mën a dox mbokk rek Ablaye restez chez vous kay vocal gars yi mën nañu vocal mën nañu SMS léegi téléphone yi ku ne yaa ngi sa bos. moytu rek ba yàlla ñëw waaw ndogal yàlla moom kenn mënu ci dara waaye da ngay moytu nag nit nag am moom xelam moytu xanaa xàmmee liy lakkeeg li dul lakk safaraak lay ndox mu sedd 88 628 14 14 ci kanam tuuti ak yéen mbokk yi ñu wecc kon te ci geste barrière yi jéem ko faa yemale. Yàlla
jërëjëf monsieur le réalisateur juum nag ci ñun ñii di wax la gën a gaawe yàlla nañ ci yàlla musal bu nu ko defee ngeen baal ñu rek ndax nu koy waxee kii waxee juum kii déglu moom ne tekk du gaaw a juum 88 628 14 14 ñu xool ak benn auditeur wala auditrice. salaamaaleykum waaleykum salaam. El Hadj Assane Gueye. kooku. Souhaïbou Gueye la ngi lay woowee Touba Mbacké. waa sëñ Souhaïbou ñu ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay ziar bu baax di la ñaanal jàmm. amiin Gueye nañ la dégg. gën ñu noo déggante maa ngi lay ziar bu baax waaye maa ngi lay topp nag. jërëjëf Gueye. di rafetlu taxawaay bu baax di rafetlu taxawaayu journaliste yëpp rek. alhamdulilah. di wax rek ñu gën a topp ndigal docteur yi. ne ko ñoom bu ñu jaaxle ci ñoom lañ jëm. dëgg la. nañ topp seen i digle rek bu ko defee yaakaar naa bu ñu ko defee jàmm ni ñooy. vraiment. président bi def na la ko war a ministre bi noonu. docteur yi noonu. kon ñun askan wi nañ jéem a def li nga xam ne loolu lañ digle rek ci kilifa yi loolu lañ wax. te jafewul de moo ne. jafewul jafewul te loolu mooy suñu jàmm ndax fii coow loolu cëpp li fay affaire bi mi ngi fi moom. yitte yëpp day gàllankoor. billaay maa la ko wax. kon nañ fexe moom jóg fi rek ci kàttanu yàlla suñu borom mi nga xam ne moo ko fekk nag ñu ñaan mu jëlee ñu ko fekk ci jàmm rek ba ñëpp nekk ci jàmm. amiin yaa rabbi. li ci des mooy président yi na gën a bàyyi xel hôpital yi réew mi ndax lii am na lu mu wane. nañ fexe daal fépp foo xam ne war naa am hôpital ñu def fa hôpital fu war a am centre de santé wala poste de santé ñu def fa poste de santé. bu ko defee nit ñi ku wopp mën a faju. dëgg la waaye comme lii xew nii am na lu mu wane loolu nag président na ci bàyyi xel li nga xam ne tàmbaloon na ko daal na ko jëm a eggale ci ay hôpital ñu tàmbali ko doon mu tàmbali ko. dëgg ñu ngi rafetlu liggéey bu baax jërë ngeen jëf. jërëjëf Guèye jërëjëf. 88 628 14 14. asalaamaaleykum. waaleykum salaam El Hadj Assane. ñu ngi lay ziar sëñ bi. Guèye ñoo ngi lay ziar baax a baax. alhamdulilah. di leen jaale ñun ñëpp lañu bokk la. jërëjëf. ñaari kilifa yëpp génn si biir semaine bi. dëgg la dëgg la. alors El Hadj Assane. li am ba des. oui. dañuy raayante suñuy ginnaaw rek. man loolu la comprendre. parce que El Hadj Assane daal sa oto nga passé Cambérène nga jël la VDN là. nga jëm ba Malika. waaw nga xool li xew foofu El Hadj Assane. da nga naan lii lan la. ci plage yi. maa la ko wax. et policiers ak gendarme yi foofu dañuy xeex ak xale yi. ñi sànni grenade ñi sànni ay xeer coow li ni kur. nit ñi kenn takkul masque seen yoon nekku ci. man bu ma kenn wax bàjjenu gox xale yi booy gox bi faale wuñu bàjjenu gox yi loolu leer na. ñoom mënuñu ci ñoon tous. maintenant nag man damay interpeller les défenseurs des droits de l'homme et di interpeller aussi la police. police mën na jàppale askan bi ci kaw bu ma ànd ak violence. oui. ca la ma gisoon fële ca gàddaay. ku amul benn défense jigéen ñu amul benn défense. nga dóor ko bopp fi dal kooku c'est pas normal. et am nañ leneen lu gën a urgent loolu gën a garaaw loolu lu ñu war a régler mooy li ñu dal nii mooy mbas mi fekk nekk ñun suñu biir El Hadj Assane. oui. et loolu police foofu la war a waree xadaram. li ñu waxee di xadaram. xadaram foofu la ko war a wane. pas ci jigéen ji mënul boppam dara nga koy dóor ay bopp fi dal. voilà loolu la ñuy xaar et bu ñu xaar tamit boo gisee ma tudd les défenseurs du droit de l'homme. bu ñu xaar ba mu am bavure policière ñu soog a commencé jóg naan voilà policier dañ leen traduire en justice. déedéet loolu day décourager police quand même. dëgg la. day décourager sunu défense sunu les forces de défense et de sécurité. oui. loolu leer na donc kon léegi ñoom tamit war nañu jóg wax. bu fekkente nañ parce que ñu sant ñu ngi leen dégg ci rajo yi. El Hadj Assane. kon nañu wax ci rajo ñoom tamit. sensibiliser nit ñi xam leen lu ci ñu daal yéen a ko teg seen bopp. ok mais police na def liggéeyam. ok jërëjëf El Hadj Assane maa la wax leen. ba taal sa oto El Hadj Assane ngoon rek. nga xool li ma la wax boo ñëwaatee bu subaa di nga xam li may wax lan la. dëgg la di nga jommi sax yow da nga jommi naan li nu mu mën nekkee. doy na waar jërëjëf. waaw kay jërëjëf merci beaucoup ñu am yaakaar ni xëy na kilifa yi nañ ci jóg waaye it borom kër yi way jir yi parce que ñëpp ci war a jàpp waaw. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. bisimilah sëñ bi. sëñ Assane. waaw. man de sama woote bi yërëm la doo nga tax ma di ko def. déet waay.
non yow façon wax bu nekk wax nga ko liyaar nga façon liyaar bu nekk. tu as évité toutes les sensibilités. toutes les susceptibilités. wax nga lu nekk ak autorité dès le début. y a un moment donné bi nga santé. moi je me suis dit que kii dafa gedd. parce que li may wax kenn du koo déggul. mais nous y sommes. nous y sommes malheureusement. te li may wax ni mënoo koo wax. ñi ngay waxal da ngay dégg ci ñoom ni bëgg nañoo wax li ngay wax mais ils ne sont pas en mesure de le dire publiquement et devant les zones. malheureusement. ah loolu moo am Assane li nga doon wax yëpp du début depuis le premier cas ba tey jii. mais on y est. il fallait éviter d'en arriver là oui. ñoom mënoo ñoo ko wax yow te mënoo koo wax nii parce que voilà. mais nous y sommes voilà fii ma dëkk nii Ouakam c'est excuse-moi le mot mais c'est le bordel. parce que wax dëgg yàlla daal mi ngi noonu daal. les gens y croient d'autres n'y croient pas. soo waxee da nga ñàkk nit ñi kersa. moom daal wax dëgg Assane daal. yombul de. yow laa yërëm de. non yàlla baax na yow mi nekk suñu interface. yàlla baax na mais nag bu ñu waxul du baax de. parce que il n'est jamais trop tard pour bien faire même bu dee sax rattrapage nañ jéem a rattrapé wu rek. la nga doon wax ji nga y a un moment donné da ngay jël yàpp. une autorité. c'est aussi pour sévir. oui. c'est aussi bien pour tendre la carotte que pour sévir. y a un moment donné yat la. non surtout toogal nga ni doo toog ñu toog loola. surtout takkal nga ni doo takk ñu takk loola pour l'intérêt général dafa am loo xam boo amee yaqin ne. pour l'intérêt général la doo waroo ko masla waaw. mais pour l'intérêt général. tu le fais Sénégal dafa bari ñoo xam ni seen intérêt personnel rek la ñuy yittewoo. dafa bari nag de ci secteur yëpp nag politique religieux. secteur bu ne dafa am ñoom ku ne seen intérêt personnel wala seen intérêt lobby rek la ñuy lijjanti. maa la wax lii. Il y a un moment donné, en un mois, on aurait éradiqué beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on te dit des cas importés, 14 cas importés à l'aéroport. Vous vous rendez compte? Les choses s'accélèrent de tout part. Faut dire rek ma nga fay jaar. Man day dama la yërëm wax deug yalla. Musuma raté cette émission nak j'écoute rek. Mais merci. Wax deug yalla si tout le monde pensait et agissait comme toi. Machallah. On s'associe à tous les gens qui vous font des félicitations. On s'associe à eux wax deug yalla dal yow dal machallah. Merci, salam va droit au cœur. Merci beaucoup. Jërëjëf ñu koy gërëm bu baax di ko sant di nangu ne yëf yi am na ak tardé ci xeex bi te ñu rëccamti ko dabu ndax il n'est jamais trop tard pexe sax beneen moo amul ne serait-ce que pour la santé publique, pour l'économie, pour l'avenir, pour la paix sociale, pour la stabilité de ce pays-là danoo war a taxaw nag wax dëgg yàlla xeex mbir mi ca xam ni pexe beneen amul moo waral yitte yëpp nag ca du ñun rek waa Kër Docteur kenn gënu leen a sonn ñoom ñi nga xam dañuy bàyyi seen famille ab diire ngi duñu fa fanaan seen i doom duñu leen gis mais tous ces efforts là ne doivent pas être vains. Il faut que nit ñi nga xamante ni ñi ma duppee ay cekkete ñu baal ma parce que ne ci réew nekk cekkete weesuwul yow nga gis effort yi ñuy def xaalis bi du xaalisu ministre yi xaalisu état bi seen i koppar la seen i lempo yu ñu dajale war koo liggéey lu ci bari dem na ci xeex mbas mi ci mënoon dañ ay tali wala ay teen wala leneen bu fekkoon ni teel na noo tàggu ak moom et cetera et cetera. Donc loolu lépp il faut ñu waxante ko ñu yeewante ku ne fa nga féete nga wax ko sa morom mu jot li ko morom ma nga def ci effort waaye bu ñu bëggee toog lu ñëw nga politiser ko lu ñëw nga daal ni ay mbiri tarixa la man sama sëriñ a gën kii mais réew moom mu nga defar ni pour lu moytuwul day mujj ci lambo maanaam yére yu màgget yooyu nga xam ne day xotteekoo fu ne ca ko loolu kenn ñaanu ko yàlla quand même waaw ñu jéggul encore une fois 88 628 14 14. allo salaamaaleykum. waaleykum asalaam. Laaj Assane Gueye. di la nuyu groupe Futurs Médias. ñu ngi lay ziar bu baax Médor. waaw jaajëfal ci kaw ba ci suuf Youssou Ndour ak ñëpp. jërëjëf Laaj Assane moom di la dellu félicité rek. vraiment li waa jooju gën wax ci yow loolu moom wax nit mbaaxam du wàññi dara sax baax. mais li ngay communiqué lépp jaar na ci yoon. alhamdulilah. waaw loolu moom dañ la koy félicité bu baax a baax. jërëjëf Médor. ci rafetlu kàddu yi macha allah. waaw loolu yóbbante la daal. waaw man daal li nga xam dama ko ciy wax mooy. xam nga feebaru mbas mi foog nit ñi population bi jóg taxaw moytandiku feebar. état bi lu mu mën yëpp def na ko état bi nga ci ngalaam lépp lu mu mën muy ministère de la santé wax dëgg yàlla li mu mën yëpp def na ko. muy ministre de l'intérieur muy président de la république wax yeeg digle yi yëpp lépp lu nga xamante ne lu waaye état bi jël na ko wax na ko def na ko waaw mais nag population bi moom moo des. population foog ñu dimbale seen bopp foog ñu xool li nga xamante ni moo leen mën a may feebar pour ñu moytandiku parce que bu ñu demee ba ne 105 morts. mais loolu dafa nekk lu nga xamante ne bii ba léegi feebar mi ngi ci suñu biir. dëgg la te feebar li ko fi indi mooy ñàkk déglu digle docteur. bu ñu topp suñu bakkan ba loraange di ci am
wax dëgg yàlla sa feebar bi Chine lañ ko doon dégg mu dem bi ak dikki ba mu ñëw Sénégal fii. ba mu ngi suñu biir. dañu foog ñu moytandiku di sorwante di dandoonte tey raxas di déglu digle docteur loolu mooy dëgg. dëgg la mais bu ñu toppee di déglu ñi nga xamante ne bii ñenn ñoo xam ne saa su ne dañu bëgg seen woote ay ndaje. te loolu teguñu ko fenn te loolu mën na indi feebar bi gën di yokku. mu am ay mor loolu dafa nekk lu nga xamante ni bi jaaduwul. fokk ñi moytandiku di sóoraal di jëfandikoo masque yi. day déglu ñu mel ni ñi nga xam ne ñu mel ni yow ñi nga xam ne day wax yu nga xamante ne bi day jëriñ askan wi loolu mooy dëgg. dëgg la jërëjëf Mamadou Medor 88 628 14 14 gestes barrières yi la ñuy fàttalante suñu biir nees mën a def ba gën a moytu lawuk jàngoroy coronavirus ci penc mi di bu Sénégal asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah Alaaji Asan. bisimilah sëñ bi. monsieur Diédhiou la maa ngi lay nuyu di la ziar. ñu ngi lay ziar bu baax Diédhiou. waaw di la masawu coono nag li waajoo di wax. non mais est-ce que du micro bee feeñal sama boss rek mais malade médecins yi sonn nanu. ñeneen ñi bàjjenu gox yi dama lay masawu coono parce que xamul lu tax yow yaa yor micro bi di wax. di masawu coono médecins yi. homme de tenue yi. dëgg la. nga bàyyi sa njaboot homme de tenue yi surtout. nekk surtout homme de tenue yi. oui ay góor di rien di la dawloo guddeeg des années 2000 xaw ma 2000 lan. ñu lay dawloo. di la ñàkkloo fay. te ñooñu kenn ku nekk am nga grand frère bu sol bu sol tenue. dañ ñu bàyyi xel benn bi si topp mooy. waxoon naa la ni fan yële. boo ko fàttali ko man maa la ne woon nañ ni bàyyi nit ñi di liggéey ñu def couvre-feu à partir de 20h. week-end yi ñu tëj ñëpp. week-end yi oui. yaa ngi koy fàttali ko. dëgg la. depuis vendredi. ñu jëmalee samedi. dëgg la ñu jëmalee lundi matin. lundi matin ndax yaa ngi koy fàttali ko. yaa ko waxoon waaw dëgg la. waaw week-end yi. loolu nag. béy wéy na mbuus joxe nañ ceeb yi joxe nañ lépp. mbas maa ngi gën a yokku. lan ñu dem ba ci biir état bu ñu yaakaar. mu ne on vivre avec mais boo nee on vivre avec. mais nit ñi dañuy génn. dañuy génn gestes barrières yi man li ma ci gën a man dama koy wax man damay def benn émission ci benn site internet xam nga lan laay wax. nee naa la ñun jeunes yi ñooy dem uti di indi te bu ñu indee ñaan nañ yàlla jox ko suñuy waajur donc suñuy waajur yooyu. bu ñu leen jox feebar. dëgg la dëgg la. parce que jeune bu génnee da ngay uti. dëgg la booy uti na nga sol sa masque. def les gestes barrières. booy ñibbi si la même chose. boo ñëwee doo wàll say waajur. ndax ñaan nga yàlla say doom. di foow ak say waajur. kon nañu topp geste barrière yi. billaahi wa rasuulihi sonn nañu. dina dem ba benn instant kenn du mën a médecin yi danañ toog di nga tiim nit di jooy parce que bëgg nga ko faj mais tu as plus les moyens. moo tax plus les moyens. il faut gars yi taxaw ci xam nga daf ci am yu bari sax doo ko da nga ko xalaat mais doo ko ñemee wax gis nga réew mi déjà li fi feeñ ci mbas mi ñàkkum solidarité gi fi ne ak gis nga ni nit ñi wane ci wàllu ko ni ma koy waxee ñàkk ànd gi bis bu ñu demoon ba xat-xat yenn yi am ci réew mii di nga fi gis instabilité boobu mosul gis loolu nag ñaanuñ ko yàlla. waaw gis nga man ma lay wax ne El Hadj nit ñoo xam ne yow boo fi sax génnee àddina ñu ne duñ la suul ci sa gii xam nga loolu ñàkkum solidarité weesuwul lool nit feebar ba wér ñëw ca koñ ba nga koy daw parce que daa feebar wér na man immigré yi lañ daan def ci réew mi yëpp bëgg a ñibbisi ñu ne duñ fi dugg et cetera donc yooyu feeñ moo lay wan nit ñi bu fi musiba amee ëllëg ci sur le plan social du ñoom ñooy muñalante suñu biir waaw kon nag na autorité yi taxaw léegi ñu def endiguement boobu ñu doon wax léegi balaa ñuy egg foofu waaw incha allah jërëjëf sëñ bi jërëjëf jërëjëf Ablaye Diop mu ngi may leeral ni dernier auditeur kon ñu jéggulu ñeneen ñi bëggoon dugg ci waxtaan wi waaye nag subaa ngi fi incha allah ak yeneen bëccëg ak seen rajo RFM 88 628 14 14 allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waa Seydina Sène. kooku. ki la ndongalu sant Jum la. maa ngi lay ziar Jum. wootee Njaareem. naka waa Njaareem. waa ñu ngi sant bu wér. alhamdulilah. yëf yi nag dafa am man ca départ ba lu ma ci gis rëq-rëq bu am. waaw. mooy bi ñu nee départ na dañuy xeex ak mbas mi. mais da ngay xeex ak koy gis. koo xam ne moom mi ngi lay gis. te yow doo ko gis. ngeen di xeex. mais fu mu la jëkkoo dóor la te yow doo ko mën a dóor. wax bi ca départ ba mi ngi jàpp nun ay jullit lañ ay sénégalais lañ. lu ñu waroon def ca départ ba kon. ca départ ba mooy nu wax ñëpp nu ñaan moo bu ñuy wax. ba ci kilifa gu mag gi. su dee wax dafa war a wax ne lu ngi ñaan
ndax nun ñaan yàlla la ñu war a déparé. luñ ci mën a teg ñu doog ko cee teg. dëgg la waaye départ na dañuy xeex. mais ki nga xeexal te gisoo ko. mu lay gis mais di la dóor doo fayu. benn am na ndaje mi daje fi mu ne dëj yeeg yëpp ñu ngi daje fépp. fu dëj am nit ñaa ngi ko fees dell. benn ñaar tëj moom képp koy wax président. doo mbokkam. parce que réew mi kenn mënu ko tëj. koo dégg mu ne tëj leen nit ñi rek bu weer dee ñu fay ko. waaye ki nga xamee ne fayuwul. ma ngay ñaqi soo ko tëjee mu dee. réew yu mag yi nu kii muy France Italie États-Unis Allemagne kan moo ko ci man Allemagne mosul tëj kenn. mbir mi da ngay ànd ak moom di wax ak nit ñi di leen ko yombalal di leen ko bañ a ragalalal ndax nit ki boo ko ragalalee mbir ba mu ragal ko su demee tuuti gisu ca dara xosiwu ko rek mu ne dara nekku fi. bu ñuy jëli nit ku faatu wala ku ñuy jëli ma ne police dem ñépp dem taxaw ñu mel ni dañuy rey si ñooñu. mais nit ñi duutu seen xel duutu fa nekk. buñ demee gisatuñ dara rek loolu boo gisee nit ñi gëmuñu ko. lu ci ëpp lool la waaye kenn ku ne xam ne am na. ndax nit say mbokk dina ci dee wala nga wopp wala ngi ci waaye nag. dëgg la départ wax bi moo jago moo ko bindul. très bien te bu kenn tëjloo état bi. réew borom réew mi. ku ko tëj tooxi doon a am. réew yëpp a ngi ubbi nañ ubbi comme ñëpp. parce que 14 yooyu ñuy wax ñu indi comme kii yi indi frontière. mais ay sénégalais lañ. yu ñibbisi. dëgg la. waaye bu ñu ñibbisi buñ nekkee Italie tag fa nekk beneen réew tag fa. mais mën a ñibbisi italiens yi di jëli seen i mbokk. français yi jëli seen i mbokk. ñu ñibbi si yéen réew ñu jëm lan faj mais nun du ñu indi suñu ñoo faj ko. buñ dee ñu dee fii. ok jërëjëf sëñ Dioum ñu ngi lay gërëm bu baax di ziar waa Njaarim yëpp di leen gërëm mbokk yi seen émission daan coronavirus ak RFM la woon Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi réalisateur Hadj Ndiogou Diène ci teewaayu Malan Sonko technicien ci RFM Malan sa li la di de xanaa sa chef gisu ko ñu yendu ak jàmm. RFM Radio Futur Média 94 FM Dakar. taxawu wér-gi-yaramu njaboot gi diine digle na ko. looloo waral saa su ne may ñaax askan wi ñu jëfe tegtalu waa Kër Docteur. dëgg la moo tax daañu wéy di waxtaan ak askan wi ci bépp fànn bu aju ci seen tawféex. boo wéree ñàkkoo dara moo tax ci dëkk bi ma jiite damay ñaax askan wi fu ñu toll ñuy jëfe tegtalu waa Kër Docteur ngir seen tawféex. man fajkatu cosaan laa dinaay digal soxna yi toll ci ëmb ak wasin ñuy dem kër